jërëjëf damay rafetlu ndaje bi di ci gërëm surtout organisation bi nga xam ne ñoom ñoo waral bu journée tey bi muy waa Wubin ak waa ENDA pour vraiment dajale population yi nekk ci zone bi yëpp pour ñu waxtaan ci les enjeux fonciers parce que zone bi da ngeen di xool bu baax ne gis ne zone bi dafa doon zone boo xam ne dafa bëri ay problème ci mbirum suuf dafa bëri ay gan yu fi installé si dafa bëri ay infrastructure publique yuñ fi def te infrastructure publique yu mel ni aéroport mu ngi ci zone bi autoroute à péage mu ngi ci zone bi terre bi di waaj ñëw ba aéroport mu ngi ci zone bi compte non tenu logement yu bees yi nga xam ne mu ngi ci programme état bi les 100 000 logements donc su ngeen xoolee loolu yëpp suuf lay jël donc c'est normal que population bi ni ñu doon dundee démb ak barki démb ak ni ñuy dundee tey soppeeku parce que dafa bëri li nga xam ne ci seen suufu démb jël nañ ko donc de plus en plus population yi seen dëkkuwaay mu ngi gën a wàññeeku seen zone yi ñu amoon di béy mu ngi gën a wàññeeku zone yi ñu amoon pour di càmm mu ngi gën a wàññeeku donc loolu moo tax Wubin ak ENDA ak population bi en commençant par le chef de village ak le conseil municipal ñu gis ne kon zone bi c'est normal que waxtaan yu mel ni ñu def ko fi donc forum waxtaan bu ubbeeku la képp ku am lu muy laaj na ko laajte pour ñu xam exactement enjeu foncier yooyu ci zone bi fan la toll lan moo fi ñëw comme infrastructure lan la jël comme superficie lan moo war a dox seen diggante ñoom ak askan bi fi nekk en plus de loolu aussi gis ngeen ne zone bi nga xam la dafa bëri ay exploitation minière que mu doon ay carrière que mu doon ay cimenteries yu fi ñëw donc investisseurs yooyu yëpp aussi vraiment seen diggante ak population yi war na demee ni nga xam ne population yi war nañ gis seen bopp ci investissement yooyu donc loolu mooy li nga xam ne loolu moo waraloon waxtaan bi tey et ensuite aussi dañu gis ne population yi c'est vrai dañu lay wax sama suufu maam mais du am benn kayit bi nga xam ne mooy mandargaal seen nekkin ci suuf soosu donc sensibilisation bi aussi dem na ci côté boobu pour ñoom également ñu xamal leen yan yoon yan procédure la ñu war a jaar pour suuf si nga xam ne ñoom doon nañ ko ci seen i maam ñu mun si am kayit pour gën a dëgëral seen nekkin ci kaw suuf soosu loolu la tubaab di wax la sécurisation juridique donc loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne vraiment waxtaanee nañ ko tey mais réaction yi ma fi gis question yi ma fi dégg également vraiment wane na ne jot nañ information bi comprendre nañ information bi ba ñu ngi ñaan sax waxtaan yu mel ni ñu gën ko tas ci yeneen villages yi parce que population yi soxla nañu am ces types d'information parce que lii mooy tax ba du ñu yem rek ci rumeurs yi ñuy dégg mais nga xam ne exactement lii nii la toll ci superficie lii moo ko tax a jug lan la jël comme suuf ci suñu zone et puis lan moo war a dox seen diggante ñoom ak population donc li ñu war a retenir aussi mooy muy doon des investisseurs privés mu doon état su ñuy jël suuf soosu aussi nañ ko lal ci waxtaan ak population yi parce que c'est pas normal population yu mel nii moom ay infrastructure publique yi fi nekk te xamuñu fan la procédure yi jaar ba yegg si fii c'est pas normal ay investisseurs privés également di fi installer ba pare di jël ay engagements envers les populations te duñu ko respecter que mu doon dans le cadre des RSE que mu doon dans le cadre des plans de gestion environnementale boo jëlee engagement devant les populations ba signé ko nga la respecté ko pour dëkkandoo boobu diggante ces investisseurs ak population bi dëkkandoo bi mën a ritax seen population yi également mën a gis seen bopp ci investissement yi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi. waaw exactement xam nga loi sur le domaine national moom moo ko organisé noonu quand même c'est vrai loolu dafa doon loo xam ne bu réforme foncière di am ëllëg loolu la ñu war a njëkk dindi maanaam. loi domaine national li mu organiser indemnisation baaxul parce que loi domaine national naka la organiser indemnisation mooy ki nga xam ne day béyu nawet ça veut dire que kooku su at bi jeexee déwén lay dellu si waat foofu ça veut dire que kooku amul benn investissement physique bi nga xam ne def na ko ci suuf sa deful verger jëmbatul ay garab deful clôture deful teen moom day xaar maam yàlla gi taw mu jëmbat gerteem wala mu jëmbat ñebe laam dugub la nawet bi jeex na mu jël lim fa am pare na fa déwén la fay ñëwaat kooku soo ñëwoon tey après nawet gi ngay évaluer ñaata nga koy fay pour jox ko ndàmpaay doo ko jox dërëm loolu loi domaine national wax nee na comme defuloo dara ci kaw suuf sa li nga xam ne mun nañ ko xayma compter ko ci xaalis kon duñ la jox dara loolu moo tax buñ ñëwee ay mois de mars mois d'avril di xayma suuf si buñ ñëwee bu dee man mbéyum nawet lay def
duñu fa fekk dara kon loolu mooy yow jël nañ sa suuf mais en retour dërëm waruñu la ko jox donc loolu dafa war a njëkk denc ci loi sur le domaine national parce que ki nga xam ne suuf si ci lay suturloo même bu dee defu fa dara mais par nawet kese la fay béy normalement boo jëlee suuf si li nga war a xayma mooy kii boo ko jëlee di nga ko ndóolloo parce que suuf si la doon suturlu nga xayma xaalis bi nga xam ne mooy li muy ñàkk par at nga jox ko ndàmpaay comme ça soit dina uti suuf su tool noonu feneen wala xaalis bi nga ko fay mun na si am beneen liggéey pour mu mën a suturloo donc loolu dafa bokk ci ay piste de réforme pour ëllëg mais tey jii également li ñu constaté mooy population yi dañu jàpp ne suuf si maa ko doonu sama maam maa ko doonu samay waajur soxlul ma si am kayit ñëpp xam na ne maa ko moom mais adduna day dox te bu adduna di dox da ngay dox ànd ak adduna suñuy maam amuñu woon ay kayit mais seen suuf kenn daawu ko laal parce que jamono yooyu amutoon pression foncière bu jar xëccoo mais léegi xam nañ ne pression foncière bi tar na lool xëccoo bi tar na lool ci mbirum suuf moo tax képp ku ci am sa 1 mètre carré demal uti suuf demal uti kayit googu mooy dëgëral sa nekkin ci kaw suuf soosu. loolu bokk na ci sensibilisation yi ñu abordé tey également sensibiliser population yi pour ku ci nekk def démarche pour dem uti kayit ci suuf soosu. alors maintenant mairie li mu si war a def mooy may rafetlu projet yu bees bi nga xam ne dina fi intervenir te dina yëngatu ci loolu parce que projet bu mel ni Procasef dina yëngatu ci commune de Kër Moussa te dina jàppale population yi pour képp ki nga xam ne amul suuf amul kayit nekk ci suufam ñu jàppale ko ba mu am kayit ci suuf soosu maanaam mu am lu ñuy wax sécurité foncière ci suuf soosu parce que li ñu constaté fii dëgg-dëgg mooy ñi ëpp ci fii kenn amu ci kayit xam nga bu dee amuloo kayit ba pare suuf si da nga ne rek meuble la sama maam laa ko doon ma bàyyi ko fi kooku ñu ne doññet suuf si ci yow day yomb te malheureusement loolu lañ fiy gis moo tax vraiment ñu insister ci sensibilisation bi pour képp ku si mën a dem uti kayit nga uti kayit pour gën a dëgëral sa nekkin ci suuf soosu. D'accord. En fait foofu je crois que lañ si njëkk a wax mooy ñi nga xam ne dañ leen di jox suuf parce que bëri na ci zone bi ay investisseurs yi nga xam ne ñu ngi ci suuf si ñii ci mbéy la ñu yëngatu agro business ñii ay cimenterie la ñuy ubbi donc ñooñu bu ñu nekkee ci zone bi di intervenir ñi nga xam ne ñooy seen dëkkandoo nga xam ne avant ngay ñëw suuf soosu nga occupé ñooñu ñoo ko moomoon démb ak barki démb ci aada nga la fexeel ba dëkkandoo boobu rafet pour dëkkandoo boobu rafet déjà li ñu constaté mooy li ñuy wax pollution gis nañ zone yi nga xam ne dañ fay def exploitation carrière léegi population yi poussière bi mu ngi ci kaw population bi coow li camions yi dugg di dem di génn population yi ñoo koy dund tu vois donc yooyu ay impact environnemental la ngi nga xam ne population yi ñoo koy dund vraiment investisseurs yi war nañ jug ci loolu parce que signé nañu ak ñoom benn plan de gestion environnementale daal di ne ñun lii saafara yi dinañ ko teg pour poussière boobu di dal seen kaw mu wàññeeku wala mu jóge fi dinañ jël ay solution pour bruit oto yooyu mu wàññeeku wala mu jóge fi loolu ñu bind ci plan de gestion bi nañu ko respecter pour ñu mun a respecter population bi parce que également vraiment le droit à l'environnement est un droit humain nañu respecter loolu c'est le minimum envers les populations maintenant RSE genre waxtaan ba jiboo la diggante ñoom ak population yi alors entreprise yi souvent elles te disent que RSE c'est pas obligatoire mais comme c'est pas obligatoire bu la dara pousser ba nga jël engagement bi parce que soo demee ba jël engagement yi devant les populations da nga ko war a respecter et malheureusement li ma fi dégg tey mooy daanaka lépp lu ñu jël ci engagement aussi bien ci RSE yi que ci plan de gestion environnementale bi jël nañ ay engagement mais duñ ko respecter donc pour man population bi war nañ gën a taxaw pour waxtaan ak ñooñu pour ñooñu ñu respecter engagement yi nga xam ne jël nañ ko parce que war nañu respecter les droits élémentaires des populations riveraines impactées par ces investissements. askan bi mooy comme lii li ci jiitu mooy information li ci jiitu mooy sensibilisation li ci jiitu mooy formation te yooyu yëpp moom lañ fiy def tey ci forum bi doon na formation parce que wax nañ leen lépp lu nekk ci cadre juridique mbirum droit doon na sensibilisation parce que wax nañ leen luy waaj a ñëw wax nañ leen naka ngeen war a taxawee donc léegi population bi comme am nañ toutes ces informations te yàlla def na aussi am nañ collectif yu nekk ci zone bi ay collectif sàmm sa moomeel donc léegi collectif yooyu ak population yi ak chef de village yi ak autorités locales yi fi nekk ñoom ñoo war a waxtaan seen biir ñu doon benn dank pour xam naka la ñuy waxtaanee ak les investisseurs ak même état pour également les droits des populations ñu mun ko jël en compte ci utilisation suuf si ci biir village bi. jërëjëf Oumar kon asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu Oumar Sow yow defe naa yàgg nañu di ànd xamante nañu
baax xanaa sama nene tuuti bi xëy na dañu dul gisante lu bari muy waa Palor TV maa ngi tudd Khady Pouye dëkk Xay di vice présidente fédération Wobine nag soo ko déggee ci tënk dañ ne woote bennoo indi naataange soo déggee woote bennoo indi naataange dinaa am tuuti lu ma ciy jaar pour ngeen mën a xam Wobine lan la ak fan la jógee ak lan moo ko sos fédération Wobine ndeyam dafa jóge ci union des femmes de la commune de Kër Moussa muy fanweeri dëkk ak juróom-ñaar yi nekk ci commune Kër Moussa groupement yi fi nekk dañuy def benn union yooyu doon liggéey seen liggéey di dem di sooxe ndax xëy na booba lii ñu mën tey wala fii ñu yegg tey yegguñu fa woon amuñu woon formation sensibilisation bi desoon na communication bi du lool ñuy tañaxu rek di dem di réer ñuy dem ba en un certain moment ñu ne kon nañu taxaw ñu seetlu bi ñu taxawee seetlu ñu seet suñu bopp ñu xam ne góor yi kese mënuñu dem jigéen ñi kese mënuñu dem ñu yaatal ndax ñu ngeek ay jigéen ñu ngeek ay góor tam te itam soo déggee woote bennoo indi naataange ci paysan yi rek la ñuy béykat yi ñu ne kon nañ ci boole suñuy càmmiñ ñu jàppale ñu bi ñu demee ba def capitalisation ci la ñu def assemblée générale teewal suñu kuréel gii nga xam ne mooy fédération Wobine ñu ànd ko nag ak suñuy am nañu ay animateur am nañu président am nañu vice président am nañu bureau bi daal bureau bu normal ànd ko nag loolu yëpp bu ñu koy def ñu ngi ko def ci cadre Indapronat ndax ñoo ñuy gunge depuis 2005 ba dara dul dara ñu ngi ko jëkkee ñun ci ay yari ganaar ci la ñu njëkkee histoire bi tuuti rek laa leen ci jaar temps bi duñu ko may waaye kon dinañ ci développer lu bare yaru ganaar lañ ci njëkkee di yari ganaar ñu def ci ay relais yoo xam ne yi dañuy ñàkk ganaar yi di leen saytu def ci ay aliments yoo xam ne yi ñun ñoo defoon ñu defal ñu formation boo xam ne bii aliments yi ñun ñoo ko doon def di ko jox ganaar yi relais yi ci biir ñoo ñu lay jóge kon ñuy dem ci noonu di dem ci noonu ba fédération Wobine taxaw ba fédération Wobine taxawee mu am loo xamee ne li gën a metti mooy béykat su bëggee béy te amul fu muy béy dina metti mooy ci zone sud bi fi la ñu jëkk a intervenir ndax booba seen tool yi ay xeer la ak ay tund mënuñu ci béy amuñu fenn ndax boo dégg ngeen am na ay problème yu bare xale yu dee ci labu ndox yi amuñu daal fu ñuy béy mu doon métit boo xam ne bii ñu ne comme bii métit taxaw na te kuréel a ngi fi taxaw goo xam ne gii dafay saytu béykat yi muy kuréel bu taxaw ci fanweeri dëkk yi ak juróom-ñaar ñu njëkke ko nag ci juróom-ñaari dëkk ñu ne kon nañu xeex dawlef bi nga xam ne bii moo am ci juróom-ñaari dëkk yooyu gaab ci la woon sud bi ñu nekk ci la mbir jàmm ci la lelo ci la ba muy juróom-ñaari dëkk ñu ne nañu xeex kon dawleef bi su ñu xeexee dawleef bi ñoom ñi mën a am naka la ñuy def ba am seen suuf dellu siwaat dañuy béy 2005 ñu di ko xeex ànd ak ay jigéen ñu takku fii nag ak ay góor xeex nañu ko def tey jii li metti ba metti mooy ba ñu ko xeexee ba nga xamee ne bii na suuf si récupéré nañ ko ba béy des ci tey jii aéroport bi jël na soo demee ci kii présidentiel ba fa nga xamee ne fii ne foofu la ñu jëkk teg corde bi nga xam ne moom lañu jëkk ci saytu récupération suuf si muy lu metti loo xam ne lii Wobine di ko xeex ànd ko Indapronat suñu partenaire boo xam ne bii nag wax dëgg yàlla lu ñu mën lu ne tey jii ba waral tey jii Kader Fanta Ngom mi taxaw fi tey di ñu waxal lépp loo xam ne lii lu nekk ci mbiru droit ci mbiru loi sur le foncier yàlla ak ñoom la ndax xëy na ñun suñu doole amaguñu ko ndax demaguñ ak suñu autonomisation waaye ñoom ñoo ñu jàppale ba lépp loo xamee ne bii ne ñu ngi koy mën di ko nabee ci suuf si yàlla ak Indapronat lépp loo xamee ne amul formation buñ ñu defaloon nag ci Kader mi tey ji ñëw tey ci forum bi commencé wu ko tey yaakaar naa Kader depuis 2012 ba léegi mu ngi ñuy defal ay formation te formation yi li ci ëpp ci suuf si rek la ndax suñu problème yépp suuf la loolu li ko waral ba tey damay dellu siwaat ci Wobine ndax yàlla dogal na bi ñuy ñëw
di former suñu organisation bi boobu jigéen ñi dañoo nelaw ba doonuñu dara fekk soo seetloo ci communauté rurale la woon fekk yooyu temps boobu juróomi jigéen moo nekk ci conseil bi li jëkk ci xeex bi ñu njëkk a xeexal mooy may jigéen ñi doole ba ñu dugg ci conseil bi ñu xeexal ñu am juróom-ñeenti conseil yu bokkewul ak juróom yooyu ñu duñu xeexal ba fi mu nekk defe naa ñaar fukki conseil ak juróom-ñett ci jigéen ñi ñu nga fa bu ñuy nas dinañ nas bu ñuy nocc dinañ nocc ñu def lool seen xel nag ci jigéen ñi ndax xam nañ ne fi mu nekk nii fitu ñu am rek suñu amul wu ñu toll it ñu ngi topp ci seen tànk waaw kon loolu yëpp fédération Wobine moo ko waral ngir yàlla ak jàppale Pronat waaw ñu di leen sant lool ndax fépp foo xamee ne fii ne jigéen na saxaloon na fa yëkkati nañ boo ko seetloo mu ngi ci ba ci bu ñuy toog ci mbooloo mi su ngeen ñëwoon fekk mbooloo mi du ngeen ne mukk góor ñee ëpp jigéen ñi te kàddu bu jigéen góor waddal jigéen dana ko for ndax du dara lu dul expérience bi mooy lan yàgg nañ ci yàggaguñ ci lool nag waaye am nañ ci ay xalaat yoo xam ne yii ñu ngi mën a di demal suñu bopp demaluñ suñu bopp à 100% waaye nag wax dëgg yàlla ENDA Pronat daal mu ngi ñuy puus ndax suñu waa ji ñu indil mooy Kader Fanta Ngom lépp lu ñu réer ci suuf dooru ko tey forum bi moo waral muy ñëw tey di leeral laat ndax du ñëpp teew te benn parti rek la ñu jël ci dëkk yi par pàcc te ñu ñëw xëy na bari na ñoo xam ne ñii ndax ñëw bi dañ daan taamu toujours jeunes yi ñëw tey jii ñu kontaan loolu ndax am na ay jeunes yu ñëw àndu xale dong matul àndi ndaw mag dong it matul kon toujours li ñuy wax mooy suñu sañoon xale yi ndaje yu mel nii ndax xale tey ñooy magi ëllëg te ñooy yore avenir ëllëg kon suñu sañoon toujours ñu di leen ko ñaax di leen ko ñaan xale yi nañuy teew ci ndaje yi ndax ñetti fan la te ñun suñu ñaari fan dem na kon benn bi ñu ngi ko bokk ak ñoom li ñu dese barewul kon ñu ngi ñaan xale yi teew ci ndaje yi ba ñuy mën di jël seen propre initiative comme mag ñi xale bu jëlee mag topp ci ginnaawam dina mën a dem waaye loolu daal mooy li nga xam ne lii moo des ñu di ko joytu waaw li may tëjee rek moo di gërëm di sant ndax yéen ñi fi teew tey jii suñu kàddu gi ñu yëkkati tey di ko wax di ngeen ko wasaare ba képp ku ko déggul woon dina ko dégg ndax mbooloo mi dañ ne fanweeri dëkk yeeg juróom benn la waaye lu tuuti la ci te ñii fi teew dinañ ko jàllale su fekkee ne rek li ñuy yëkkati moom la ñuy def war nañu ko mën a jàllale ba képp ku ko déggul woon dégg ko ndax li ñu fi wax tey jii dafa am solo Kader duma dellu sax ci li mu wax ndax ñi fi nekk dégg nañ ko te yéen itam jël ngeen ko su ma ci delluwaatee xëy na njuumte am waaye def nañ ko ci suñu xel di nag ñaan ngeen jàppale ñu ni Oumar Sow daan jàpp ngeen jàpp ba ngeen gën ko wesaare ba lépp loo xam ne lii lënt na ci nit ndax ñi fi toog kat bare na ci ñoo xam ne ñii bare na luñ ci xam waaye am na ci ñoo xam ne ñii nag làmbatu lañ doon ñëwee ñu bëgg nag ngeen wesaare ko ba ñëpp xam ne ñu nekk liñ doon wax lan la ndax njëriñu askan wi dong lañu suuf si moom la ñu yore ci la ñuy dunde moom la ñuy béy di lekk ku dee ci lañ lay suule ci la ñuy dox ci la ñuy defe lépp kon su dara desul lu dul baadoo la dem na ba suufam mënatu cee jot dara lépp ñu jël ko ci loxoom kon képp ku ñu ci jàppale suñu yuux gi ñu dégg ko kon dañ leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yal na yàlla defal leen lu raw njorti la yal na la yàlla defal lu kawe ba ngeen yegg foo xam ne fii fu ñu foogul woon la moo ànd ak wér ak tal di gërëm nag di sant lool lii ma wax nag kàddu gi ma wax tey dama ko wax ci kàddu sama président ndax teew fépp yàlla ko mënta dafa xaw a jagadi waaw Ibrahima Ciss moom laay waxe ci kàddoom amaa nag wax dëgg yàlla mooy président bi waaye li ma ci xam ndax ba ma ci duggee moom mu ngi di soog te man maa ngi sama 3e mandat kon yaakaar naa depuis 2005 ba léegi maa ngi ci kon maa ngi waxe ci kàddoom te di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal wér bu sax dàq defal ko ñëpp di gërëm di sant. voilà mooy noonu sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax loolu la leen Valor TV andiloon tey jii fii ci Soune ñu ñu woon fi déplacé wu mooy zone sud bu commune bu Kër Moussa forum moo fi amoon ñan ñoo ko doon organiser mooy waa ENDA Pronat ànd ci ak ñi nga xam ne mooy fondation Wobine def ci discours def ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne waxtaanee nañ ko ak askan wi mu dellu ci le cadre foncier nga xam ne wàllu suuf nekk na débat boo xam ne très agité fi ñu toll
entreprise wala investisseurs yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci zone yi li nga xam ne ñu ngi koy occupé suuf si lan moo ci waroon a tukkee comme njëriñ wala comme profit te amul ak ban taxawaay la ci askan wi war a am loolu yëpp waxtaanee nañ ko fii ci li nga xam ne moo nekkoon forum bi waa Enda Pronet di ko doon organiser ànd ceeg waa Wobin mu nekkoon lu am solo lépp lu amaat ci biir commune bi Kër Moussa Palor TV daan nañ dem ba foofu andil leen ko taatal leen ko muy seen njëriñ bu leen fàtte abonné seen bës cloche de notification bi ndax dara ba leer ci ba beneen yoon incha allah.